Papa Sow sama fils la. baare lépp ah non non loolu c'est énorme loolu c'est fou. li nga def ci Balla Gaye moo gën a grave fuuf. li Papa Sow def non man loolu fu ma ko def moom. ñoo dugg këram muy waaj a ngemb ñu téye ma ne mu doo dugg. waaw même daf ci sañ a bañ a ànd daf ci sañ a bañ a ànd daf ci sañ a bañ a ànd. Papa Sow kilifaam la baayam la je suis son père. dañuy dugg ci écurie Fass. def ngeen seen waxtaanu biir néeg. ba génne ay règlement yu bees lan lañ mën a xam ci li ngeen tënk. waaw li ñu tënk ci règlement yi je pense que ne yomb na te mooy loo xamante ne ku ko dégg di nga ko rafetlu ku ko dégg di nga ci kontaan bu dee da ngaa bëgg lu baax. ak bëgg sa njaboot tegu ci yoon. ku nekk xam na ne écurie Fass depuis un certain temps doxaluñ ni ñu war a doxalee. te pourtant am na ay mbër yu am qualité am na ay mbër yu mën a bëree. am nañ ay mbër yu mën a xeex am nañ ay coach yoo xamante ne tam capable nañ pour wan la yoon bi nga daane mbër waaw bu ñu toogee def réflexion li ñu def nii daaw la woon lañ koy togg ba ren ñooy nag balaa lamb ji tàmbali dañ ciy dugg pour ñu commencé ko tey duñ xaar déwén. ndax booy togg booy teg di ko tàngalaat du baax ah le président Abass Ndoye mi nga xam ne mooy le personnel moral écurie Fass xool ak waa bureau ñu bind seen i document waxtaan ci ba déggoo ci ñëw proposé ko lutteurs yi lan mooy document bi mbër mi bëri ji fukki nit lay àndal ci écurie bi. juróomi nit yi ci topp na ko jël fu ko neex ci njabootam maanaam ki koy toogal ci mukaay ak ki koy seeti saafara parce que bëggatuñu mbëru Fass ñëw ci làmb ji ñuy sentir benn désordre ci biir écurie bi mbaa ci biir arène bi. on CNG daf ñuy demandé 15 personnes dañu bëgg suñu ñëwatee ci làmb ñëw ak nombre bi normal 15 personnes kenn du ñu wàññi loo kenn du ñu dagg suñu 10 francs loolu dafa logique. te loolu sax mooy tax làmb ji propre bu ko écurie yëpp defee dafay baax lan moo tax ñu naan mbër mi indil 15 personnes nga ñëw indaal 100 personnes bu ñu la fayee 100 millions bu ñu la daggee 100 personnes loolu du la déranger moo tax ñuy bàyyi gars yëpp di dugg non dañoo warul dugg. bu écurie bi xasee décidé noté ne 10 personnes ñu ànd ak mbër mi 5 lay àndal ku ci ëpp ca ñooñu waroo dugg ci làmb ja déjà. loolu la ñu demandé CNG devant la porte dañ naan ñan ñoo war a dugg ñu war wax ñii dugg ñu warul dugg ñu dem seen yoon yow ci kaw tribune bi dem bëri ji jarul ànd ak téeméer ndeg juróom-ñaar fukk. ñu ne mbëri ku ci nekk 10 personnes la ñuy jox c'est bon. entraînement écurie Fass mi ngi commencé 5 heures di jeex 7 heures et demi. moment bi gis ngeen ne 6 heures rek mu lëndëm. des fois sax dañuy taal lampe pour àggale entraînement yi. toléré nañu am nañ tolérance su 30 minutes. de retard. c'est raisonnable écurie Fass nag moo wax leen ne 5 heures la ñuy woote entraînement mais li ci ëpp mbëri bu ñuy ñëw ñenn ci mbëri yi bu ñuy ñëw entraînement parce que ay 6 heures et demi la ñuy ñëw waaye ku ñëw 6 heures et demi sa entraînement jeex 7 heures et demi est-ce que yaa ngi entraîné xam nga entraîné wuloo loolu dañ ko bañ ne léegi 5 heures la ñuy ñëw entraînement tolérance su 30 minutes après boo ko répété boo récidivisé répétaat ko ñu wala artu la. loolu xanaa yaakaar naa dafa mel ni jaadu na de. joxal la avertissement verbal. verbal ne la nag heure bi nga ñëw def nga ko benn yoon def nga ko ñaari yoon. semaine bi may na nga def ci retard benn yoon entraînement. ok parce que tamit mbër bi war a entraîné ji lundi entraînement yi juróomi fan la altine ba àjjuma waaye nga ñëw altine ñëwoo talaata daal di ñëw àllarba ñëw alxames ñëw àjjuma xam nga entraîné loo. ñu ne nag semaine bu nekk toléré nañu benn retard benn absence. du lundi au vendredi du lundi au vendredi absence boobu tamit. da nga koy justifier da ngay wax nit ñi fan nga demoon wala bala ngay dem nga tàggoo. ok je pense que jaadu na ci kër de. bi ki toppaat nekk lan mbër buy bëre ji mbër yi ñu convoqué yaa leen di dalal si kër yaa leen di jox ñu añ yaa leen di jox ñu naan lu sedd ñoom tamit seen devoir ñoo lay ànd ak yow ci làmb ji encadré la yiir la ba doo am benn problème bu làmb ji jeexee ñoo lay àndaat ak yow yóbbu la sa kër. ok loolu yaakaar naa ne jaadu na. ñu ne aussi amul. benn mbër Fass boo xamante ne di nga war nga dem fekk beneen mbër bu mun doon nekk di entraîner ak moom di contact ak moom bàyyi sa ay mbër bañuñu nag nga am xarit bu am combat nga def ak moom juste dem entraîner jéeg moom oui mais suñu heure entraînement doo ko privilège doo ko dagg ñëwoo suñu entraînement di entraîner jéeg keneen. bu fekkee nga am combat wala bu fekkul nga am combat. mu am combat ak bañ am combat. ok dañ ne at mi ba lamb ji xasee tijji. ba ni mu tëjee. chaque ngoon bis bu ne altine ba àjjuma. waroo entraîner fenn ci ngoon gi fu lu écurie Fass. ok diggante 5 heures ak 19 heures 30 ku dem entraîner fenn fu la neex it yow la neex pourtant bari na ci xale yu koy def.
demaat nañu feneen demaat nañu feneen mais dañ leen bëgg a gën a cerner parce que pour sax ñu gën a insister ci côté boobu Lamine mooy dañu am ay xale yu màgg te équipe de Fass ren dafa ne dafay compter ci jeunes yi pour promouvoir jeunes yi pour ñu am ay nouveaux têtes yu bees yàlla dogal na Gris Bordeaux kenn du ko jàngal ci bëre mbaa nga koy teg ci yoonu làmb pour mu dem defi combat am lu mu xamatul woon du ko xamati. xamaag na ci yàgg na ci ba passé wu mu fi nekkoon même chose Forza à peu près noonu mais à part boo jógee ci ñooñu ay Lagros da ngay wàcc ci xale yi ay Gris 2 wàcc ci ay Papa Ndoye wàcc ci ay Serigne Ndiaye numéro 2 ak yeneen xale ñoom Thiatou Kieuk ñoom Bouga mais ñooñu dañoo war a won kanam wan leen xar kanam tegal leen loo xamante ne dañ xam ne lii mooy tax suba ñu mën nekk champion. donc dans ce cas loolu mooy règlement bi nga xamante ne moom la équipe de Fass teg. wax nañ aussi ci pourcentage d' argent maanaam mbër mi su bëree jee ñu fay ko 1 million. ku nekk xam na ne même bu dul équipe sax manager bi engagé mbër mi day jël 10% ca mbër ma. kase bi ñu déclaré CNG wala sponsoring bi kase global. cachet moom boo ko déggee dafa war a nekk global parce que gars yi dañuy fay mbër mi 100 millions dem déclarer CNG 25 millions donc des na 75 millions. wax dëgg léegi l'équipe de Fass dafa ne cachet global bi ñuy fay mbër bi. ci la jël pourcentage bi loolu sax moo mos di am. moo mos di am équipe de Fass. ah mosu fa dañ. ok dañoo gën a leeralaat rek li fi mos am. maanaam li fi àggoon na ñu dekkalaat ko ak ay rajustement. donc dans ce cas waaw mbër mu ndaw mi nga xamante ne dañ koy fay 900000 mbaa 1 million. mu mun a 100000 francs bi mën a dem ci écurie bi te écurie bi 100000 francs yi bu duggee ci écurie bi partage bi dafay nekk manager bi ak 5 entraîneurs yi fa nekk c' est pas considérable. seen paas si entraîneurs yi paas di ñëw ci entraînement bi rek at bi ëpp na leen ñeen a jox. mais ñoom tamit ay mbëru Fass lañu woon jël seen xam-xam dellusiwaat ko écurie Fass loolu c' est important léegi mbër mi fay ko 1 million. mën a génn ci 1 million 100000 francs jox ko écurie Fass kay fekk 100 millions kay war na capable jël 10 millions jox ko écurie Fass écurie bi la formé tàggat la doonoo dara. comme Moustapha Gueye avant muy bëri doonul dara. ba ni mu commencé ñu koy jàngal muy ñëw di daanoo ko daan ba taxaw ba nekk mbër bu capable lay dem mën a fekk 100 millions war na mën a yéene écurie am 10 millions loolu yéene sax la. ñi koy am ci àddina bi bari wuñu ci benn instant ñan ñoo ma tàggat ñan laay àndal ñan ñoo tax ñu fay ma ko sax. non 10 millions bi daal équipe baa ko moom loolu rafet la ci képp ku mu doon. dëgg la waaye soo bëggee jël pépp jël bëfet du la jik da ngay fot. nit ñi ngi sonn ci équipe Fass nag président baa ngi daj lu mu mën ak lu mun man li may daj du ma ko sax wax jaru ko man képp kuy mbër ci àddina boo bëggee ko la jàppee rek daawul seet si Moustapha Gueye ma def ci lu ma xam lépp mbaa ma wax ci lu ma xam loolu nag du sama équipe rek ku mun doon mbër bu ma laaj conseil dama lay wax conseil. ok waaye nag bu ma lay wax conseil day fekk bëriwul sama waa kër. mbër bu mën a nooy entraîné wax li nga entraîné nu ma ko def wax li ma lekk wax la ko loolu lu logique la ça n'a rien à voir ak Tafa Gueye dafa entraîné Samba Tafa Gueye dafa entraîné Demba Tafa Gueye kii doomam la ñëpp samay doom lañu at yi ma am ñu nekk ci làmb ji di bëre samay doom lañu mën naa leen bàyyi ku ma ci woon papa dama am combat loo may xelal ma wax la li may xelal. ok loolu ku ci focaliser moom ak Tafa Gueye moo defoon nangam yaa ngi juum yaa ngi sonal sa bopp. loolu dinañ ci ñëwaat. mbër yi dañu war a régulier à l'entraînement loolu nag sama domaine la le directeur technique ak entraîneur yi ñooy xool ndax kii war na bëre wala warta bëre war na am licence wala warta am licence. donc licence yi moo tax écurie Fass licence yi par vague la dañ koy defar selon ñi gën a régulier. ñi fa ñëw ñëpp bëgg licence ren amuñu licence ñi régulier wul amuñu licence te ku ci régulier wul aussi doo am licence. ok il faut nga ñëw entraîné ba ñu xam ne yow entraîné nga ak ku ci mënut a doon nag amul mën mu fa gën a mag ak ku fa gën a ndaw képp koo xamante ne say entraînement doyuñu. non duñ nangoo defal licence astama nga jël combat. moo tax nag promoteur bu ñu joxe sa xaalis nag bala nga koy joxe na nga xool baax fa la nga koy joxee dañu waxante dëgg de bëgguñu équipe Fass bëggul am benn problème. ak benn problème suñu daal dinañ ko arrangé ci interne. ba yëpp jaar yoon ba mbër bu ciy bëre ji ñu xam ne tàggat nañ la dem nga bëre ji daan nga ñu kontaan daan nañ la du tax du tere ñu dem reer dafa suñu soxla bu subaa nga ñëwaat daan donc daal loolu daal mooy règlement intérieur yi les entraînements d' abord la licence après et les combats après encore donc je pense que ne loolu ku ko nangul rek moom mooy yow si jëm bopp. lan moo leen tënk yéen entraîneurs yi ak directeur technique am ngeen du leen tënk wala dara tënku leen. mais entraîneurs yi déjà entraîneurs yi ñoo fay jiitu mbër yi 4 heures ña nga fa toog. ok man nekkuma fa tous les soirs de
mais dinaa fa ñëw 2 à 3 fois par semaine mais ña fay entraîné sama ndigal la ñu entraîné maa ngi dox système entraînement maa ngi wax li ñuy defee dañ may rendre compte kan moo ñëw kan moo ñëwul dañuy teg fiche ku ñëw ñu bind ko ñëwul ñu coche et après man nag maa lay reproché directement tel jour ñëwoo defal nangam wax ak yow. ok duñ dàq ñu kenn duñ dàqaate dañ lay faire revenir à l'ordre loolu moo am fépp. ok fépp fu amul discipline ci àddina lu mu mun doon micro bi ma téye su ma ko téyewul ak discipline moom mooy micro bi léegi mu daanu tasaaroo. donc fépp fu mu mun doon discipline bu mun doon ba ci lekk sax dafa am discipline. ok donc nag discipline bu am ci écrit bu mu amul rek moom mooy écrit bi day tasaaroo day nekk écrit yaa ma nekk te ñun nag dañoo fekk écrit Fass suñu ay baay defar ko ba mu nekk fa écrit Fass jiit na suñu juddu ñun ñu ñëw fa nag dañ ko war a sàmm dañ ko war a toppatoo dañ ci war a nekk muy neex dañ cay nekk muy naqari dañ cay nekk bu doon suñu 20 mbër yi ñu ambaat 50 mbër yi dañuy dem chaque dimanche ñu leen daan tamit du tee ñu leen di entraîner leen yóbbu ci làmb ci xam ne lii la ñu yàlla jagleel ba keroog muy baax donc daal ci gàttal daal écurie Fass fi ñu teg seen tànk je pense que bu ko écurie yi nekk Sénégal yëpp tegoon seen tànk kon coow du am ci làmb te làmb day gën a jëm kanam. loolu mooy feuille de route bi léegi ñu xëy ñu ni Fass dàq na Papa Sow dàq bi lan moo ko waral dafa nanguwul signé li ngeen wax wala lan moo tax est-ce que Papa Sow kese moo d'accordul ci point yooyu noonu wala am na ay yeneen mbër yu ci d'accordul. en fait man nag vraiment Lamine mënu ma wax trop lu bari lu xóot jëmale ko ci benn nit muy Papa Sow sama fils la bu ma amee lu ma naqar di ko wax. mën naa ko wax ouvertement ñëpp dégg ko comme mën naa ko wax ak moom. mais dama bëgg expliquer ne bi ñu defaree règlement intérieur dañ ko jox ñëpp. ku nekk dem sa kër càmbar ko. peut-être sur 50 personnes ñu ko jox xëy na am na 6 7 yoo xam ne indeeguñu xëy na ñoom ñi ngi xalaat. xam nga c'est moins grave. donc nag Papa Sow tontu nañu façon bi mu tontooyee mën naa mu nekk tontu ko xamul waaye ko xamul tam da ngay laajte. sur le coup la leen tontu wala. non jël na document bi yóbbu ko. ok def ci quelques jours indi ko. joxe ko. waaw léegi bu ko joxee nag ñu xool ne ni mu ko joxee du joxe bu jaar yoon mooy joxewu bàyyi naa noonu lañ ko mën a jàppee mooy joxewu bàyyi naa. naa ko la ko joxee. xam nga dafa am exclusion ak auto exclure maanaam dañ laa dàq wala yaa dàq sa bopp. ndax nit ki su lu bindalee pap kayit wax la li mu ci bëgg lépp naam yow mën nga bañ a nangu lépp ndax amul benn contrat bi am ci àddina sax boo xamante ne fukki point yi ñu ci def fukki yëpp ngay d'accord yow mi def contrat bi yi ñu ci d'accord nag dafa am noo koy signifier d'accord ma ci par exemple ñëw 5 heures ci entraînement nga ne boo man 6 heures laa mën a ñëw ñu la non 6 heures baaxul ngeen discuter ci d'accord ci mais jël loo xamante ne écurie Fass dañ cee sonn tàggat ko lu mat at di ko bind di ci waxtaan ba bis ñu joxe ko nga mën ko téye ubbi ko baare lépp non loolu c'est énorme loolu c'est fou loolu kenn mënu ko digérer. d'accord ci benn man maa wax nag parce que man voix autorisée laa pour wax doo dégg mu président bi di wax ndax moom du wax lay jëf doo dégg keneen wax man maay wax man maa yore lépp loo xamante ne mooy direction technique gu làmb écurie Fass man maay voix autorisée bi war a wax keneen ku waxee da ngaa bëgg a wax déjà dañoo njëkk a tere mbir yi ne leen amul kenn kuy intervenir ci cas bi am ndax seen yoon nekku ci bu seen yoon nekkee itam da ngeen ciy maandu pourtant mën naa am téeméeri mbir yi nekk Fass peut-être d'accord ñu sax peut-être ku Papa Sow quitté Fass parce que miin nañ ko xam nañ ko seen grand la yàgg nay collaborer ak ñoom mais bu demee nii rek xamal ne c'est pas ordinaire. léegi bi mu leen andilaatee kër bi lan ngeen ko wax da ngeen ko bul fi tegati sa tànk wala lan la. non du wax xam nga tamit administration bind la ay wax amu fa Papa Sow waxul jox waa Fass waxuñu jox ko xëy na bu wax amaatee mooy génn ci réseaux sociaux yi wax keneen wax na y a pas de problème mais règlement intérieur lañ ko jox mu baare ko en big rouge wax la. big bleu wax la. big noir wax la big rouge kenn du ko bindee boo ko bindee rek lu wóor la soit dafay nekk danger wala mu nekk loo xam ne lu ñu souligner la pour nit ñi xàmmee ne rouge la boo ko baalee lu rouge nag wax la bu fekkee jàngoo nag mën nga ko baalee big rouge te big rouge sax am ko sa kër dafa jafe. big rouge am ko kër boo dugg tey fekk big rouge lu raar la big bleu nga fay fekk wala big noir mais soo baalee big rouge nag loolu la tubaab di wax insulte saaga la wala boog topp leen fële. wala faale wu ma leen c'est du genre man noonu la ko apprécier te waa écurie Fass tam noonu lañ ko apprécier noonu lañ ko jàngate mu naqari ñëpp kenn waxul nag waaye man damay wax
su ma waxee nag tey jii nag laay wax ci loolu amu ci benn télévision ci àddina wala benn réseaux sociaux ci àddina ba mun a wax loolu ci loolu ci écurie Fass ak Papa Sow pare naa ci tey jii. wax naa ci suñu làmb sama xalaat tey jii maa ngi wax ci Lutte TV. ngir yàlla rek keneen ku am sa réseaux sociaux bëgg cee wax ci Papa Sow bu fekkee rek maa soxla bu góotuma ku may wax ci affaire Papa Sow ak écurie Fass. ok waaw comme tey nga ciy mujjee wax kon foog ñu andi ci ay leeral parce que gis nañ ko moom mu def ay sortie wala mu def benn sortie yow gis nañ la tey nga def benn sortie papaam tamit gis nañ ko mu def benn sortie mais sortie bi mu def moom dégg nañ ko mu ni dafa am ku nekk ci ginnaaw ki nekk ci ginnaaw kan la. kan la wax ne mu nekk ci ginnaaw déjà. tuddul tur parce que bi ko gars yi laajee nee na du ma tudd tur. mais am na ñoo xamante ne kon ki nekk ci ginnaaw da nga bëgg a jiiñ ne man la kon xëy na. non man du ma jiiñ kenn. non yàlla xam ne nag sérieusement dégg naa interview boobu mais seetaanuma ko liiruma ko vraiment. parce que bu may wax du ma topp ci waxu nit di tontu déedéet damay wax li nga xamante ne loolu la écurie Fass dundee ak loolu moo am. exclusion Papa Sow bi ngay wax noonu dañ ko bind lettre xamal ko ne ko li ñu bind lépp kat pour defar écurie Fass te yow àndoo ci. boo ci àndul mooy boo ko tee écurie Fass jox ko lettre am. ok moom nag su bëggee lettre bi ñu ko bind na ko jël jox toog liir ko ñëpp xam. ñi jàng dañ xam ne lii ñu bind écurie Fass bind dëgg la ñi jàng itam dañ xam ne Papa Sow warul jël document écurie Fass boo xamante ne écurie boo xamante ne bàyyam bi ko jur Ali Sow fa moo ko sos actuellement Papa Sow di Ali Sow moo mag ci écurie Fass mooy doyen bi. doo jël di baare de da ngay téye sa këyit boo président bi munoo woo président bi sama kër ak kër Papa Sow soriwul bu ko neexee mu footing fajar ñëw fëgg ma mu ubbi munoo père. gars yi jox nañu document bi mais d'accord ma kii d'accord ma ci lii ñu waxtaane ko xëy na kon lii du am waaye bu fekkee nag dafa am ku ne sa ginnaaw di la pousse ngay wax néew ma sax daa am ku ne ci ginnaawam su ma nee dafa am ku ne ci ginnaawam sax xëy na damay nuancé mbaa may tooñaate mais man Papa Sow bi ma xam pour man de su ma juumul ba Papa Sow changé wul amul ñàkkulu yaru écurie Fass bi ko tàggat formé ko ba mu doon Papa Sow tey yii jox ko këyit na ko càmbar ko xool la ci neex ak lekk naqari lépp naqari ko ci mu baare lépp man góobu ne Papa Sow moo toog defal boppam loolu. même bu ko defee. nañ ma baal moo ko defal boppam waaye nag ragal naa ne am na lu ne ci ginnaaw ji ñu ma ko kenn nag lu ne ci ginnaaw nag yaatu na bari na. ok mais moom ci boppam nee na tamit même Gris Bordeaux d'accordul ci point yooyu noonu parce que ci jour bi la naroon a réagir ngeen ne ko. non d'accord ba ci loolu Gris Bordeaux mënul bañ a d'accord te liirul kayit bi yéen tamit bëggoon na jël intervention peut-être pour intervenir waaye nag réunion bureau dafa am discipline dafa am ñuy wax ak ñu war a wax ak ni ñu war a waxee kon mu nekk marché bu tas di président mooy dugg introduire joxe ay parole ak bu ñu la joxul parole nga bëgg wax dina la non yow mu war a wax c'est tout. da ngeen am règlement de compte bu ngeen bëgg a régler ak Papa Sow wala seen écurie ngeen bëgg a ñoŋal. oui te naka ngay amee règlement de compte ak sa doom koo tàggat ci mbapat ba arène ba tey jii ñu naan dans quelques années di nga bàyyi làmb nga am règlement de compte pour lan. koo xamante ne da ngay sonn ci moom bu amee combat nga koy entraîné koo xamante ne da ngay sonn ci moom bu amee combat nga ñëw taxaw koo xamante ne bu amee butéel saafara muy ko ne raxas sa say loxo koo xamante ne buy bëri da ngay toog ca ba nga fa jàkkaarloo ak moom kooku nag yow mën a am règlement de compte non. parce que c'est pas problème règlement de compte. gis nañ papaam mu def sortie ci sunu lamb ni mënu leen a digérer relation Papa Sow ak Modou Lo. xam nga man relation Papa Sow man de personnellement man Moustapha Guèye. musuma am problème ci relation wu Papa Sow ak Modou Lo Papa Sow ñu naan ba tey bokk ak moom même salle d'entraînement muy entraîné fii Modou Lo di entraîné fii ñoom Fra di entraîné fii ñoom Gora Sock di entraîné fii ci ab salle. ma koy assisté tamit. Papa Sow man joué naa sax jeu boo xamante ne du sama jeu dem naa ba fekk ko Rock Énergie muy entraînement ma ñëw taxaw di ko assisté. Rock Énergie. waaw ci combat Ama Baldé waaw le matin dem naa ba fekk ko buntu kër Modou Lo fa Modou Lo dëkk ba combat Ama Baldé desee 2 jours ñu fay entraîné ma ñëw assisté ko bañ ne combat bi suba la samedi bañ ñëw suba la combat Papa Sow bokk naa ci ñaan ak entraînement fan la ko entraîné Rock Énergie ak waa Rock Énergie écurie Fass nekk pourtant ñu gérer rek gérer la situation waaw aujourd'hui nag li ngay gérer ba demee ba nga xamante ne dafa nar a yàq. xale yi ne ci ginnaaw parce que xale yi ne ci ginnaaw dañu soxla non ñoom matal nañu dama bëgg expliquer pour mu leer ci Sénégalais yi matal nañu mënuñu leen a conseiller ànd ak ñoom lañ mën rek teg leen ci yoon bu leen neexee ñu xëy ni Tafa Gueye j'ai pas besoin de toi matal nga ak man sama diggante yow
su boobaa sax dama noppal mais xale yi nekk ci ginnaaw du ngi nangu nag benn doomu guro bu sànkar di yàq saxu guro bi écurie Fass day continuer ak man ou sans man day continuer. mën naa fi jóge léegi du tey bu lundi prochain ñu commencé entraîner. moomu ma ko. dama bay sama waa mais tant que maa ngi fi nag li ciy ñuul dinaa ko fexe mu weex li ki tilim dinaa fexe mu set. ci propos bu papaam mi nga xamante ni def na ko neen tamit li nga def ci Balla Gaye moo gën a grave fuuf. li Papa Sow def non man loolu fu ma ko def moom. mosuma dégg loolu. démb ci journal sunu lamb. journal sunu lamb lire naa ko loolu amu ci. non bu ñuy monté. lire naa ko ba mu jeex tàkk. bu ñuy ko fenn fu mu waxee Balla Gaye sax déjà. bu ñuy monté mën nañ teg parce que nee na li nga def. monté mooy lan. bu ñuy monté vidéo bi. mën nañ teg écriture bi. amul benn problème. moom nee na li nga def. boo tegee écriture bi li ma def mooy lan. entraîné bi nga entraîné Balla Gaye. mais Balla Gaye li ma ci waxoon daal ci sama émission lii di Tigre moom laa répété waat fii wax naa ci li may wax leeral naa opinion bi te bu may leeral Balla Gaye mi ngi taxaw donc du ma ci waxaat du ma ci wax waaw na wala tooy na entraîné naa ko entraîné ma ko li ma ci wax naa ko ba pare. ñu leerul seen bopp. ñu leerul seen bopp ñu jàpp ne ñu dellusiwaat ci ginnaaw rek dugg ci net bi mbaa ngi dem TFM génne fa Balla Gaye taxawee ma toog mu wax ma wax. ok kon Père Tapha Gueye moom libre na ci jàppale benn mbër bu ko sollicité. dama ne. te beneen mbëru Fass am droit am xarit dem jàppale ko contact wala nga ànd ak moom. ah non pour confondre ñaar ñu bokkul dama ne su ma neexee loolu lu ma defagul la su ma neexee ma toog sama kër wax naa la ko léegi du ma ci ñëwaat su ma neexee ma toog sama kër mbër am combat ñëw ne ma damay bëreeg diw damaa bëggoon dafa yow préparation su ma neexee ma ne ko jox ma ñaar dërëm ma ànd ceeg yow mu jox ma may xëy di ci nekk moom ak ngoon bu daanee kontaan ma xam ne man gagné naa ci loolu du man maa ko war def sax entraîneur yeeg technicien yi ci làmb foofu la làmb war a dem box boo fa demee da ngay am sparring partenaire di ko fay Modou Lo am combat war a bëre Gris Bordeaux dem jëli Balla Gaye mi adversaire fii adversaire am ne ko gis naa ne mooy bëre war a bëre Gris Bordeaux gis naa ne yow am nga loo xamante ne mën nga ma ko dolli ñoom ñaar ñu takk seen ngemb di bëre baa ñu takk seen gaa di xeex teewul bu subaa Modou Lo ak Balla Gaye dañuy bëre mais àdduna bu ñu bëggee jël làmb rek tënk ko ci cosaan ak écurie Fass laa nekk du ma wax kii du ma conseiller kii yooyu dafa yuy war a dépassé la dafa amul barki dem boo jaay gis nañ fi Moussa Fall sama xarit maa ngi ko nuyu de passage. du ma préparé Balla Gaye ak Amadou Ali Ndiaye. waaw mais loolu yëpp si team bi la yéen a bokk team. ah non mën nañ bokk team certainement. Moussa Fall du ma jël Balla Gaye yóbbu ko France dafa ak moom 3 mois Moussa Fall dañuy tëdd ci benn lal nelaw bu ma nekkee France këram bu nekkee Sénégal sama kër. wala déet Amadou Ali Ndiaye ñëw bokk ci une expertise am fay ñu Moussa Fall xaalisam il a gagné son argent il a gagné son combat point bu subaa Ama Baldé ou Modou Lo ou Papa Sow mën na soxla Moussa Fall ak Amadou Ali Ndiaye mu liggéey ak ñoom mais si ñooñu c'est des professionnels xam luy kurpañ xam luy entraînement mbëri ñu mës a entraîné yëpp dañuy ñëw nekk au top la moo tax Sénégal yi leen fi bàyyi dem feneen yàq fa seen 10 millions te entraîneur bi nekk seen kër di reyante ñoom guddeeg bëccëg du ñu am ci ñoom 20 000 francs yooyu mooy wax ji njëkk ci d'abord bala nga naan diw di jàppale diw. mais waxtaan mënul amaat ba Papa Sow dellu si. non loolu waxtaan mais àddina waxtaan la. lépp loo gis ci àddina mu jaxasoo ci kaw taabal lañ koy waxtaanee te mën naa am sax bu ñu ko waxtaanee ci kaw taabal ba déggoo ci du amati te mën naa am day gën a neex waaye nag loolu nag ca Papa Sow la du si ñun. mooy sàkk waxtaan bi. ah non mais attends moom mooy poulain déjà. te moom mooy benn mbër boo xamante ne nee nañ moo juddoo Fass ci ñi fa nekk yëpp. bon y en a avant oui mais léegi am nañu am mbër yu bëri Fass njëkk dañ juddoo. moom Fass juddoo oui donc Fass pire la produit Fass pire la. léegi lettre Gris Bordeaux. delloosi na ko wala delloosi wu ko. ah je ne sais pas si parce que man bokk ma ci administration bi y a le secrétaire général y a le président y a le secrétaire adjoint y a le trésorier man je m'occupe du sport luy entraînement luy combat luy bëri luy daan point. mais est-ce que jotul tamit nga fexe xam mu ñoom Gris 2 ñoom. non c'est pas la peine man Papa Sow delloosi bi dañ ma ko informé rek yëgu ma ko woon. ok. xëy na su ma ko yëgoon sax su jaaroon ci man du àgg écurie Fass dama koy téye. parce que naa xam ne lii warul dem. am na solo léegi pour jeexal papaam nag nee na moom Mbaye Guèye moom dafa yàgg di tiire ci Papa Sow. papa Mbaye Guèye nag. ma si ñëw ci bopp. Ali Sow ak Mbaye Guèye du ma ci dugg déet ñaar ñu ànd mbapat. ñaar ñu ànd bëre. ñaar ñu ànd takkandoo ay jabar ñaar ñoo xamante ne foo leen gis ba ñooy ànd boo leen gisoon léegi ñu songoo di bëre dinaa dugg seen diggante
Aliou Sow lu ma wax Mbaye Gueye da ci kontaan Mbaye Gueye lu ma wax Aliou Sow da ci kontaan ñoom ñaar ñoo seq seen mbir dégg nga Aliou Sow li mu wax ak lu mu mën a waxanteeg Mbaye Gueye te moom Mbaye Gueye bu ñu gisante tamit la main dans la main ñu dem seen yoon. mais est-ce que tamit loolu ma dugg ci diggante boobu non seulement du ma dugg ci diggante Aliou Sow ak Mbaye Gueye mais man sax dama dul yëkkati benn baat. bu ñàkk teggin mbaa bu amul yoon. mbaa buy weddi sax Aliou Sow barka laaj ma du ma ko def. xalaatuma ko. dafa sonn samay avenir à Aliou Sow. Aliou Sow sama carrière yëpp. depuis petit lutteur ca docteur Faye. la commencé ak man ba may bàyyi bëri. chaque combat am na fu ñuy jaar ma ak moom. dugg ci oto fajar 5 heures du matin ñu gaar sama buntu kër yemma. ma yow ñu toog di ma xaar ba sonn. ma dugg ci oto ba ànd ak ñoom xam nga affaire mbër rek. dem dox suñu soxla ba ngoon ñibbi si waat. musul rëcc musul ñàkk am. kooku dinaa yëkkati benn kàddu ko teg ci loxoom bu ñaaw yàlla tere. mais Aliou Sow maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. mais est-ce que rafetlu nga ki xale comme Papa Sow nga xamante ne yéen a ko yar ba mu màgg nekk mbër ngeen xëy rek un bon jour kii jaar gauche kii jaar droite. relation yi yem foofu. amul dara luñ ci gënal mais tubaab dafay wax ne devant l'impossible moom loolu rek mooy mun nekk ñun de dañoo tontu lettre bi mu bind rek. waaye suñu xel bu su nekk ci dàq ko Papa Sow bu ngeen di faa doon dàq kon yàgg na dàq bu yàgg lañ koy wane ko dàq nañ la. mais mosuñu tudd dàq. yi fi xew bari na trop yoo xamante ne blâme la problème la ñu ko waroon mën dàqe mais defuñu ko dañoo toog may ko temps di négocier ak moom di lijjanti la ñu dugg fa. et donc imagine nga maam Papa Sow am combat di bëri ak Ama Baldé man la ci combat bi 3 mois di ci reyante ak moom yëf yu doyee di bu ne ma def ko fu mu ne ma fekk ko fa. fu mu xëy ma xëy fa fu mu gont ma gont fa man ak moom boobu war a ñëw dugg këram muy waaj a ngemb ñu téye ma ne mënoo dugg. combat ma am. kan moo ko mën a weddi waaye ñu ma doon téye tey jii bu ñu gisee tey ku ñuy téye duñ ko téyeeti wal naa ne ba léegi mbër laa am naa caay-caayu mbër. ñu la téye bu bombardé ak buntu ba laa leen booleel. dugg yow tamit ku may téye après ma ko xanaa ci biir laay taw. waaye bu ma xasee avancé ba dugg ci biir ku may téye. loolu est-ce que après waxtaan nga ci ak Papa Sow du ko sax yëg. ok kon parce que après dëgg dem naa fekk Papa Sow muy ngem bu ñu ko taxaw bokk benn néeg mu toog nii takk ay galaajam toog nii di sangu toog nii di suuru ma toog sama sees ñuy waxtaan. xëy na ñoom ñoo def seen yëfu xale yooyu rek y a pas de problème. loolu ay détails la mais yi pakk yi may jéggi yi ma daan jéggi may bëree bi ma bàyyi bëri sax laa gën a jéggi. mais à chaque fois rek toujours zen toujours la tête l'esprit tranquille du ma xuloo ci jataay du ma xeex ci jataay. ah non jamais. am na solo Olof Ndiaye nag dafa am lu mu wax ku fóotal mbët roccil bar Papa Sow wala kenn ci staffam su fekkee wax bi nga xamante ne moom la Tapha Gueye wax àndu ci ak moom su fekkee woo nañ ñu. daf ci sañ bañ a ànd. waaw non daf ci sañ bañ a ànd daf ci sañ bañ a ànd daf ci sañ bañ a ànd. Papa Sow kilifaam la baayam la je suis son père. papa bu wax doomam dëgg moo nekk fii li may wax amul ma ci fent mbaa ma ci formanté barke El Hadj Malick ay vérité lay wax. dafa jot ñu wax ko nag mu jeex. dëgg la du ma ci waxaat nag de képp ku déggaat Tapha Gueye wax ci affaire Papa Sow rek. doo ci waxaat daal sotti ko paanu mbalit. lu jeex paanu mbalit ëpp naa sotti moom. léegi pour jeexal ci Papa Sow mais loolu xam nga foog ma wax ko parce que am nañ droit de réponse par exemple benn père ba su fekkee àndul ak yow ci li nga wax ci règlement yooyu noonu. père ba day bëri. waaw mais moom ay agent dafa bokk écurie Fass. mais agent sax ci écurie. agent lan moo tax ngeen koy nangu. ban agent c'est quoi agent. agent rek mbëri dañoo agent tur appellation rek la. par exemple amul mbëri bu ci am agent. par exemple benn Balla Gaye yéen journaliste yéen naan agent rek. waaw mais agent lañ ko mën a tuddee parce que benn mais amu fi agent amu fi. benn Balla Gaye par exemple. man nekk naa fi agent. waaw dégg nga moo bare. Gris Bordeaux Balla Gaye maa nekkoon agent Gris Bordeaux parce que agent ngeen ko tuddee. waaw agent mooy kan ki waxaale jël xaalis yóbbu jox mbër ma. loolu c'est le rôle du manager. donc mbëri nañ jëlawaat ci seen manager yi. léegi lan moo tax yow kon ngay nangoo waxaale combat. te manager nekk fi. wax boo gis de indi wax mbaa mu fay wax. le promoteur bu ma approché sama point. mais man maa gën a jekk ci waxaale ak Papa Sow combat sax ki keneen ku mun doon te maa ko gën a mën te su ma waxaale combat Papa Sow man la ñuy gën a fay keneen ku mun doon maa ko wax. du sama liggéey de pourtant te nag moo xam ne bari na mbir may waxaale fii combat de te du bokk sa écurie Fass. père nag loolu na nga war a bàyyi nag. loolu du dara. mais loolu. fils. yama ci sa njaboot nag. sama ñëpp sama njaboot. mais Fass. waaye njaboot bu ma ci gënal nag bu nekk Fass mbëri dañoo fiir xam nga tax ñu fiir bu père Tapha Gueye
waxee sax ak benn mbër boo xamante ne adversaire Boga la Boga gis ko neneen. loolu moomuñu nag kan moo ñu moom kenn moomuñu relation àdduna dafay jeex at yi ñu toll ñun li ñu am suñu bopp dañ ko war a joxe mu jeex te man li ne sama bopp mënut a jeex damay faatu rek yàlla na yéex yóbbaale ko bu gaawee sax sama yoon nekku ci. ok baax na am na solo Père a neex léegi nag bu ñu paree ci Papa Sow. dañuy pare sax écurie Fass nañ dugg ci làmb. Papa Sow nag bon en fait damay njëkk d'abord ak écurie Fass ak ñàkk a nekk écurie Fass combat bi muy dëgg mën nii ci digganteem ak Siteu yàlla na ko ci yàlla may baabul xëy yàlla na ko ci yàlla may ndam bu sedd xolam mu jóge ci fi mu ne ndax fi mu ne akamaa naqadi fi mu nekk nii si tuuti bu nekk. naqad na ma mënoon toppatoo pour mu bëri Siteu mii ça fait 2 ans si ginnaaw. ok parce que xam naa ne war na bëri combat boo xamante ne am na ci 60% am ndam te combat bi nag moog Siteu je pense que ne Papa Sow détenir na 60% pour am ndam waaye nag néewul du loolu mooy tax muy am ndam combat bopp la combat xalaat la combat entraînement la combat wu ñëw essayer daan ndànk ñibbi sa kër gentiment sans jubilé sax loolu la. ok jëlal boobu papa maa la ko may. yaa ko may la en attendant jubóo di amaat. parce que mën naa am. de papa mënuñu xuloo ak moom. mais mu ñëwaat ci écurie tey jii lundi mun a jëlañ écurie Fass entraînement taxaw na maa ngi nii kenn dàqu ma damay entraîné fii par force fii laay dee su boobaa Tafa Gueye nu muy def. ah man kay xamu na def. su boobaa président Abbas Ndoye nu muy def. kan moo ci mën dara su boobaa Sénégal sax ñoo jóg wax. gaa yi nag nee na da ngeen a bari problème nee nañ defoon ngeen ko fi Balla Diouf. defoon ngeen ko fi def kenn Fass ku fu mu mës a jógee dem rek yaa jug demal sa bopp yaa am sa problème interne taayu ko dem sa yoon. du la saf technique xam nga am problème bind lettre ne démissionné nga am na ñu mës a démissionné ñu téye leen ba tey mais man nag yàlla xam ne bëgg naa ko tuuti ci Balla Diouf mën naa waat ci yàlla ne bi muy quitté écurie Fass di bind lettre musuma ko yëg ba excitant après. ok. am na ay mbër yu mës a indi lettre di démissionné ma accepté leen ko d'accord leen ko ne yóbbu leen ko ci président mais kaw Balla Diouf échappé na ma trop bilaay walaay talaay échappé na ma lool. boo sañoon Fass lay terminé carrière. mais Balla Diouf est-ce que sax duñ ko jëli waat mu ñëw Fass àggale entraîné yi jàppale gars yi c'est possible parce que ay produits Fass lañu fuñ ci mën tamit seen xol Fass la ne ñoom ñëpp ci yem ah. ku ci bàyyi gër Fass it sa xol a nga Fass. ok am na solo. lamba soppeeku léegi nag écuries yi bëri xaritoo yi bëri ku ne tàmbal ko sa morom lu bees la nag xëy na après dinañ ko miin mais bu njëkk jamono yi mbéy gi Robert ku wet laaj Aliou Sow jamono yi diw ak diw daaw yu jigéen daaw yu laalante léegi mbëri dañuy dem lante ngay bëri mu daan ko sax. xëy seeti nga dem këram. Ada Fass de kii def na ko barki dem bébé bis mi ndooy. seetaan bébé bis mi et tant d'autres man bëri naa docteur Faye en 1989 daan ko ci guddi gi sama benn xarit bu ñuy wax Papa Ndiaye dugal ma ko taxi mu yóbbu ma gën docteur Faye Grand Yoff ma fekk fa àdduna ay séeréer ci bis ci guddi gi ay minuit jabar gi teg cere nii docteur Faye toog ñu jàkkaarloo muy lekk may lekk yàlla ko yàlla yërëm te boobu temps petit lutteur la amagu moon sax 22 ans ci làmb ji.